moom bu gisee par exemple que ni lii amul sens parce que wala fii nekkatul place am parce que man aussi à sa place. mais bu ñu demee tamit ba député yi di daw seen ay responsabilités au lieu peut-être ñu indi lumière ci mbir bu ni mel pour mun a éclairer les Sénégalais parce que tamit dafa nekk problème boo xamante ni kenn mënu ko jël à la légère fii ci réew mi. moom laa lay wax en fait du ñoom ñoo ko mën a régler te du noonu nañ koy régler bu ñu yemee ci ñaari cas yooyu xam nga tey jii bu ñu la buggee régler benn problème dañuy bàyyi problème conjoncturel dem ci problème structurel c'est-à-dire problème bi du loo xamante ni ñaari nit wala ñetti nit dañuy def wala dañ leen tuumaal passeport diplomatique mais bu ñu ni woon dañuy jug pour régler mbiru passeport diplomatique mais dañuy déglu ministère des affaires étrangères dañuy déglu secrétaire bi nga xamante ni dañ koy jox dérogation muy signé ci place ministre bi dañuy déglu aussi service yi nga xamante ni mooy service état civil yi nan la ñuy délivrer par exemple certificat de mariage nan la ñuy defee yeneen ak yeneen mais boo nekkee ci réew boo xamante ni président de la république ci boppam moo toog di wax gouverneur yi ni ko li nga wax amul président bi ci boppam moo nommé koo xamante ni décédé na président bi ci boppam moom moo ni ba may gracier benn nit dañ ma induire en erreur dañ ma jox ay fausses informations que dinaa fexe ba ñooñu tey jii ñu sanctionné la est-ce que dégg ngeen ci sanction nit koo xamante ni dañ ko gracier mu génn ci kaso bi dem yoonam déjà kooku dafa doon def trafic de médicaments mais loolu aussi même chose la parce que kooku bu waxoon dinañ wax médicaments yi fan lay dugg. kon da nga gis ni daal laisser aller bu bëri daal ci président ñu ko doon ne. réew mi ci boppam nañu war a xoolaat parce que dafa am ay mbir yoo xamante ni ñi ngi ci réew mi lenn moo fi am mooy booy wax ñi naan non da ngay saltel suñu institution da ngay lii wax da ngay laa alors que la réalité tey jii ñëpp xam nañ ko boo génn ci mbedd mi léegi nga gis corruption dafa nekk ci ay échelles yoo xamante ni ñu doy waar tant que corruption boobu mi ngi am di nga dégg ay faux médecins di nga dégg ay faux billets di nga dégg ay passeport diplomatique yoo xamante ni saa waaye dañ koy trafiquer. mais si dégg-dégg bu gàtt mooy ak lu coow li bëri yëpp du mujj fenn parce que yaakaar naa ni bu ñu bëggoon mu changer encore une fois dañuy dem ñu jéem a régler problème bi ci source ba mais lii fan lay mujjee peut-être ci li ma jàpp mooy jël ñaar ñooñu làq leen jant bi. préparé nañ leen ci li nga xamante ni mooy li leen di xaar peut-être ci kaso bi. buñ leen ko kiiwee parce que aussi c'est pas pour rien que ñoom ñaar ñëpp kenn kiiwu leen ñoom ñaar ñëpp kenn delluwaat leen parce que ñoom ñaar ñëpp dañu nekkoon yaakaar naa ay président conseil départemental wala am na c'est des élus locaux ñoom lu tax ba ñoom investiraatuñu leen c'est peut-être parce que xam nañu ni ñii duñu nekkal ci seen liberté bu élection yi di waaj. d'accord loolu yëpp yaakaar naa ni dañ ko préparer. am na solo Biaye ak Sall. moom Biaye ak Sall dafa mel ni moo la ci. Biaye ak Sall daal seen coow li. coow li de pareegul pour fay ba tey ci wàllu actualité Pape Matar ñu bëgg nag dugg nag bu baax a baax ci wàllu politique ci langum politique bi ak élection locale yi nga xamante ni ñu ngi ko dëgmal 23 janvier atum 2022 Pape Matar man question bi moom envie laaj la te du ma tàyyi ci di ko laajte parce que dafa nekk sama bopp te dafay résonner ci man tout le temps mooy dans l'histoire ñi ngi doog a gis élection locale bu amee engouement bu ni mel d'aucuns me diront que ni bu ñu sukkandikoo ci yenn analyse politique ak yenn intervenants yi nga xamante ñu ngi leen dégg ci seen ay prise de parole ñu ne c'est parce que élection locale yi dafa am enjeu ci municipal yi waaye itam dafa am ci législative yi waaye itam dafa am enjeu tamit ci élection présidentielle bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal atum 2024 mais est-ce que réellement loolu moo waral ñu gis engouement bi nga xamante ni gis nañ ko ci local yi ba fu mu ne ni candidat yi ku ci nekk sa bakkan nga ci teg. waaw déjà li ko waral peut-être maire yi seen mandat xam nga dañ ko prorogé woon. donc dañ fa yàgg nañ fa ñenn ñi aussi yàqamti woon élection yi jot pour ñu jéem a natt seen bopp. beneen mbir bi comme ni nga ko waxee ñoom jàpp nañu ni moom mooy doon premier tour présidentiel yi nga xamante ni dafa war a ñëw en 2024 te boo xoolee ci date yi 2022 2024 presque mën nañ ni benn année la parce que benn année bi année électorale la duñ ko ci considérer alors élection yi nag problème bi wala engouement bi nga xamante ni da ko soulever yaakaar naa ni aussi mën nañ ko jàppee ci contexte bi nga xamante ni daf fay ñëw parce que contexte bi mu ñëwee fekk na ci contexte boo xamante ni gars yi dañu xaw a nekk ci benn flou dañuy naan Macky Sall dina def 3e mandat du ko def ñu bëri jàpp te yaakaar naan mooy dëgg que Macky Sall warul def 3e mandat
ñeneen ñi aussi ñoom ñu ne ci fulu di gëmloo sénégalais yi que ni war na mën a def 3e mandat léegi si ku jegi am ñoo xamante ni dañoo jug ni comme mi ngi koy njort wala mi ngi ci xelam nañ ko teel a wan ni bu xalaatee def loolu du am légitimité bi te nit ñi dinañ génn ni ko non léegi lu ñu koy njëkk wan mooy déjà nitam yi nga xamante ni da leen di tabb dañ leen di rejeter ba moom mu xam ni il est impopulaire il est illégitime bu naree def lu demee noonu du am non seulement ku ko défendre mais dootu amati sax cette légitimité bu koy jéem a permettre mi naan dee xalaata def yooyu loolu tamit tax na ba peut-être élection yi soulever autant de en tout cas autant de bruit ngay dégg nit ñi di wax fii ñii di wax fee mais beneen bi aussi 2009 élection yi nii la mene woon parce que élection locale aussi ci homme politique yi dañ si rey seen bopp askan bi kay moom moo ko fulaalu parce que boo xoolee ci élection locale mooy nga xamante ni mooy gën a néew pourcentage de participation. dëgg la taux d'inscription sa wane na ko. voilà léegi aussi loolu mooy danger bi parce que bu may dégg ku jéggi li ñuy wax yëpp c'est bien beau mais nañu xam ni que élection yi du dem ti bu fort dem seen yoon parce que dina jafe trop si ñoom pour ñu gagner boo leen koy wax nag ñi naan non mën nañu gagner xawma la nag lan parce que Sénégal nii mais am na ay réalités yoo xamante ni c'est nos réalités boo ko fàttee ci say analyse rek da ngay juum parce que tamit Sénégal comment il vote le Sénégalais comment il vote c'est une question boo xamante ni ñu bëri dañ koy nangu fàtte te dafa nekk un vote boo xamante ni dafa subjectif presque not quasiment àdduna bi ñëpp seen vote dafay subjectif mais ñun suñu bos moo gën a doy waar ñun par exemple dañuy ñëw ñu ni Penda sama mbokk la dama koy voter waaw kii sa maan moom ñoo bokk sëriñ wala bii wax dafay tudd sëriñ bi sama sëriñ la voilà donc yooyu tey jii bu amee ci réew am na ñoo xamante sax dañu naan sekk nañu teraanga donc dama koy delloo parce que daf ma dimbali woon donc foog ma delloo ko njukkal alors loolu bu amee ci réew yow booy dem élection na nga farlu fagaru bu baax a baax li nga waroon def par exemple mooy tey jii moom laa gisul ku jéggi def ko def nañ ko peut-être mais doyul mooy fexe ba conscientiser nit ñi nga xamante ni dañuy nekk ba tey ci yenn considération yi mais kon ku jéggi ñoom seen coow li ñu nekkee nii yëpp yàpp nga ne seen conscientisation bi dafa des non xam nga ak coow lu rëy li ñu fi indi yëpp ci mais xam nga coow li seen ay mbir la ñuy coow man maay nekk fii man maay dem fii man maay def lii man maay coaliser fii man maay def lee mais ba tey demuñu ci askan bi xamal leen nan nañuy tànni ak kan ngeen war a tànn ba fàtte seen bopp parce que xam nga nit ki da nga koy xamal kan la war a tànn ak nan ngay tànnee boo ko xamalee kan ngay tànn ak nan ngay tànnee da nga koy bàyyi ak indépendance am moom mu xool ci selon critères yi nga xamante ni jàngal nga ko mi ay critères yu objectifs nan lay fexee ba ëllëg bii tànn mu def tànneef boo xamante ni du gaaw a jóg mais malheureusement ku jógi nekkuñu ci loolu tey boo déggee par exemple ñii naan Macky Sall bu perdre élection locale yi day perdre élection législative yi donc du xalaatu naan day doon candidat loolee sax dégg nañ ci ku mel ni kaddu kii di Mahmoud Saleh di directeur de cabinet bu présidence moom yëkkati woon na ci ay kaddu ni président Macky Sall élection yi daf ci war a natt boppam parce que bu fekkee dafa perdre li nga xam moo di locale yi perdre législative yi kon jarul sax muy xalaat dem présidence mu nekk ay kaddu yi nga xamante ni tamit journaliste bi di Yakham Mbaye dàq na ko dem sax ba xam le ni président Macky Sall wàllu 3e mandat yu ni mel du kenn comme ciy waxtaanal donte ni sax moom mi directeur de cabinet la est-ce que loolu du rejoindre ba ak li nga wax nii xam nga Mahmoud Saleh dafa am xarañte dafa gis dégg opposition bi di fowe benn mbir mu utiliser que moom ci ni nga xamante ni loo koy arrangé parce que bu nekkee da ngay def ay projection wala bu nekkee da ngay xalaat ay hypothèse da ngay xool hypothèse bu pessimiste bi mais aussi da ngay xool bu optimiste bi parce que ñoom ñu ne ci ku jegi depuis le départ dañuy naan élection yi nañuy dem gañ a Macky Sall ci local yi ndax buñ ko gañee ci local yi dañ koy gañee ci li nga xamante ni moom mooy législative te buñ ko gañee ci législative du xalaat présenté également que ni diggante bi 5 mois rek moo ci dox voilà te buñ ko gañee ci législative du xalaat présenté wu léegi moom mu ni comme ñoom hypothèse pessimiste bi dañuy utiliser xaaral ma jël hypothèse optimiste bi bu ma gañee local yi damay gañee législative bi te bu ma gañee local yi ak législative peut-être dinaa am légitimité ëllëg taxaw ni sénégalais yi war naa mën a am 3e candidature. kon yow Mahmoud Saleh li mu wax ànd nga ci. non ànduma si dama la ni en fait moom loolu lay def dafa utiliser ñoom seen arme ñoom ñoo doon wax ni par exemple que ni bu perdre day dem moom mu wëlbatiku ni comme da ngeen di wax waxu perdre te fu perdre am gagné mun na am léegi bu gagné day toog kon mun na toog donc en fait daf leen di piéger te bu ñu duggee ci mbir boobu noonu dañuy perdre parce que aussi yaakaar naa ni ñoom li ñu waroon njëkk rejeter mooy def élection locale yi ay enjeu élection locale du enjeu
ci benn chef de parti boo xamante ne da nga may ambition nationale. bii de enjeu la ci ñoom. mais foofu nañ defee erreur moo tax man la Mahmoud Saleh dafa yeewu xam na ni ñoom def nañ ko enjeu mu ni leen xaar ma yóbbu leen ci enjeu boobu noonu defal leen ko genre référendum léegi ci élection locale yii nii nañuy jaarale ñun bu ñu gañee boo leen di wax ñu leen dimbali